yéen ñi safoo MMD Média jërë ngeen jëf tey nag seen émission Buzz People émission bi leen di digtal ay xibaar yu wér te wóor ñi ciy doore ci xëtamu njëkk ak explosion d'un dépôt de gaz à Grand Mbao Grand Mbao nag tey tiis yi moo fa xew ab dépôt de gaz moo fa explosé ba ñaari nit blessé ci gravement ci beneen xibaar beneen ponk élève bay wuyoo ci turu Djibi Sadio fële ci Vélingara en plein examen ci la ñàkk bakkanam ci beneen it mu doon tiis boo xamante ni ñu koy jaal ay mbokkam beneen xibaar itam mu di maître Moussa Diop moom mi nekkoon njiital Dakar Dem Dikk sorti ba mu amaloon fële ca Sen TV dem di fa wax ni na fa contre troisième mandat Macky Sall ci lañ ko dàqee ci ay fonction yi mu doon yore comme directeur Dakar Dem Dikk. ci beneen xibaar itam Sidi Diop xale bi fi wooyoon riigu moom nag génn na def ab sortie nee na je suis le meilleur de ma génération loolu nag mu am ay polémique yoo xamante ne ni indi na ko ay leeral lay doon ci kanam tuuti bu ngeen taaxeerloo du ñu def nag lu dul dem jëli El Hadj Mansour Diop mu jukkil ñu li nga xamante ne ni mooy xam am tey ci actualité réew mi ak ci bitim réew jërë ngeen jëf ci kanam tuuti ngeen taaxeerlu. jaajëf Ndeya jaa ngeen jëf. li gën a fës ci xibaar ci Sénégal mooy dafa am benn policier ak benn ASP fële ci diwaanu Sédhiou la ay trafiquants de drogue ñëw song xam naa yoon bu ñu jaar fital leen jamono ji ñu ngi ci diggante dund ak dee seen situation métti na dañu leen sax bëgg a évacuer ngir indi leen Dakar waaye day gën a wane ñàkk kaaraange ak jaaykatu drogue yi ni ñuy tegee ndawal foofee ci boobu la diwaan di penku bët saalumu Sénégal Mbambilor benn waaye la ñu fekk ci këram mu daal di faatu nee nañ paaka lañ ko jam ay pexem nit la wala lu mën di xew amagul lu leer am néewam yóbbu nañu ko jamono ji ca diwaanu hôpital ngir mën ci ubbi enquête docteur Babacar Diop moo nekk njiital benn parti politique di force démocratique du Sénégal taxaw na te ci kanam OFNAC daa kalaame woon Mansour Faye ak Diop si ni ki itam Rayane Cham mooy ñett ñi seqoon ceeb bi ñu doon séddale nit ñi ci jamonoy coronavirus. ministre ba transporteur ba ak jaaykatu ceeb ba Babacar Diop da leen yóbboon ci kanam OFNAC jàpp ni corruption am na ci ak gestion bu baaxul waa OFNAC dañu ko doon déglu tey jii ngir mën a woo ña ñu tuumaal déglu leen. syndicat yi boot jàngalekat yi waa SAEMS la ñu sàkku ci gouvernement bi ñu daal di amal audit ci logiciel bi ñuy faye soldu jàngalekat yi dañoo gis ni normalul xanaa njort ni am na ñuy fayeeku te jàngale wuñu wala ñu dee ba noppi fayeeku faaw ñu amal ci audit sa ruseen ni loolu dong mooy mën a tax njàng mi daal di leeraat maître Moussa Diop dàq nañu ko ci boppu Dakar Dem Dikk kenn la koo xam ne nag lu waay waxadi nangul ko ni ku dul wan na ay baatam la bu fekkente ni bi gis na dëgg ju mu war a wax ndax dëgg jooju mooy li tax kon mu wax xëy na lu neexul njiitu réew mi mu tax mu dàq ko en tout cas ki remplacé ci société Dakar Dem Dikk moom société ba mu jiite woon di Grand Train du Sénégal taxuloon mu dox comparé ko ak société bi Moussa Diop juute woon Dakar Dem Dikk def na yokkute yu am solo ci wàllu li nit ñi mën a gis wàllu gestion nag ci wàllu xaalis suñu kumpa la waaye indi na fi Sénégal Dem Dikk Afrique Dem Dikk ak yeneen bus yu ndaw yi concurrence yu tata yi ki ko remplacé Omar Boun Khattab Silla la tudd métier ab magistrat la. ba tey ci dogal yi président jël ci conseil des ministres sàkku na ci Serigne Mbaye Thiam ministre bi yor lu jëm ci wàllu eau assainissement na fexee def kemt lay kantinam ba dàqale waa Sénégal ak inondation boole ci mu def benn rapport ci xaalis bu sakkan di ay milliards ñu def ko ci wàllu mbënn mi diggante 2012 ak 2022 te ñu gis ni ba léegi indi amul benn saafara ci ay dëkk Kaolack Saint-Louis Kaffrine Ziguinchor ak Guédiawaye ak Pikine njiitu réew mi sàkku mu gaaw daal di leer. ñu wax ci leneen ci wàllu xibaar ci bitim réew am na li wala laata bitim réew ñu wax ci Covid 19 Sénégal tey bi ñu defee xayma diggante le 2 mars bi mu feeñee ci réew mi ak léegi ñu ngi ci 13 826 cas positifs. ci ñoom am na 9553 yu wér 287 yu faatu 3985 yoo xam ne ñu ngi ci sous traitement maanaam ñu ngi leen di faj ca bitim réew armée ba nangu réew ma ci loxoy Ibrahima Boubacar Keïta yeew nañu lool de ndax daal di nañuy décentraliser nguur ga jël nañu kii di général Oumar Diarra mu nekk njiital l'armée ba ñu jël Abdoulaye Coulibaly dénk ko lépp loo xam ni jëm na ci wàllu kaaraange foofee ci réew ma ñu dugal ci itam civil yi kii di Cheikh Oumar Traoré moom la ñu nommé mu nekk conseil spécial bu chef junte bi muy ki jiite réew ma te jiite soldat yi moo yor itam wàllu communication information
Youssouf Coulibaly mooy conseil spécial lu njiital junte ba noppi yor lu jëm ci wàllu affaire juridique. jigéen ñi fan président bu Guinée Alpha Condé dañ doon def ak moom tey benn vidéoconférence di ko encouragé xëy na ci ñetteelu mandat bi mu bëgg a def waaye seen xalaat bariwu ci lool ndax jigéen yeneen yi bokkut ak ñoom gis-gis démb dañu doon manifester ci Guinée am na ci sax ñu ami gaañu jigéen yooyu sax tënku ci ab kuréel fii ci Afrique de l'Ouest ki leen jiite Khady Fall Tall nee na ñoom nday yi du ñu seetaan benn yoon ñi jiite réew yi di def lu leen neex ci di xëccoo ay ñetteelu mandat ci anam goo xam ne jaaduwul li ñuy exiger mooy ku amati ñaari mandat nga tekki sa ndomba tànk ndax réew moom mënut a nekk ci loxoy kenn mu foog ni moom doo nga ko mën a jiite. jàngeen jëf ci ànd bi ak seen émission Buzz People delloo naa leen antenne bi. jaajëfal nañ la alaaji ci information yi nga xamante ni taataan nga ko duñu def nag lu dul ànd ak le chroniqueur de la maison sëñ Moussa mu ñëw ñu dale ko suñu plateau faram fàccere lii ñu fa teg ci ay points. mbokk internet yi safo Buzz People ginnaaw bu ñu taatanee xibaar yi ak El Hadj Mansour duma def lu dul nag dalal le chroniqueur de la maison mu ngi ni ma feggoog moom sëñ Moussa ziar naa la. Ajaratu Ndaya fay naa la bu baax ci àjjuma ji. nii nga def nii si àjjuma bi. non sa àjjuma baax na man nii comme d'habitude nee naa leen benn tailleur laa am muy Massamba Sylla. ndeysaan waaw borom Tawfekh Couture. waaw Tawfekh Couture moom ciseau d'or. déggoo ma de. ciseau jama. dafa leer ciseau jama moom ku mu ñaawalul doo sañse. déedéet waaw sëñ Moussa ginnaaw bu ñu la nuyoo tey nag dégg nga ko liñ fi jot a développé ci ay poñ. bi ci njëkk ak mooy explosion ba nga xamante ni ab dépôt de gaz def na ko. fële ci diwaanu Grand Mbao tey ci suba gi. dëgg la muy loo xamante ni nii Ndaya day ñaan yàlla bu dee kenn loruwu ci yàlla bu ci kenn loru te kenn mënu cee bañ a loru. am na ci ñaar ñoo xamante ni ils sont grièvement blessés. d'accord mi ngi noonu tey loru gi bu ci kenn blessé wul woon tamit borom dépôt ba ci boppam dana ci blessé ndax yàqu-yàqu ga nga yàqu alalam dana yàqu. muy loo xamante nii dañ ciy farluwaat ndax ndogal fu ne lay jógee. lu waral explosion bi xëy na xamaguñ ko. mais nag. yooyu ba tey ji la cause elle est inconnue. xamuñu lu waral loolu. voilà parce que man bi muy am. maa ngi dégg nit ñi di wax mais boobu oto bi ma jël mi ngi toll boor boobu mais ba tey ñun comprendre parce que ñu ngi ci yoon. comprendre guñu woon li am parce que boobu ñu ngi toll Kër Mbaye Fall. mais ñu gën a jëlaat mesure ci li nga xam ne dafa aju ci wàllu lépp lu jëm ci côté domaine u dépôt gaz. station yi. domaine pétrole. surtout di faral di def ay contrôle yu permanent loolu dina ci baax ak di garder li nga xam ne mooy jumtukaay yi nga xam ne bu lakk tàmbalee am rek. jumtukaay yi nga xam ne moom lañ la njëkk a tegal pour wàllu secours. na nga ko fa garder na nga ko fa am. tey ñuy ñaan ñu koy isoler dëkkuwaay yi toujours à chaque fois pour bu cas yu mel ni di am. yàqu-yàqu yi di mën a néew. waaw muy lu ñuy masawu daal di ñaan yàlla ñi ci loru yàlla na leen yàlla saafara ñu gaaw jóg. amiin waay amiin ba tey tamit ci beneen tiis ak naqar moo xew tey ci diwaanu Vélingara ci benn village bu ñu naan Koungkané élève entre bac tey ci biir examen yi. bi ñuy waajal presque fin épreuve yi ci la daanu ci biir classe bi mu daanoo. biñ ko yóbbu ci poste de santé bi ci la ñàkk bakkanam. mu doon lu tiis. lu tiis ñuy ñaan yàlla sama borom yërëm ko xare ko aljana loolu daf ñuy wanaat ni Ndaya. jamono jeex na tey kenn wératul. ndax ku ko waxoon ni yow sa épreuve baccalauréat yi. yow doo ko eggali. du ko gëm. mais nag xëy na bu fekkente ne da doon wéyaale tawat. wala amaana tawat da koo daloon wala arrêt cardiaque. quel que soit alpha lu mu mën a am. mort naturelle la. ci liñ mën a jàpp d'après info yi ñu am. mort naturelle la selon aussi source yu ñu am Jibi Sadio moom doon na tawat jàmbat yoo xam ne ay biir yu métti. mu nga kon mën na ni mort naturelle la. ñaanal ko yàlla yërëm ko xaale ko aljana. te it di masawu njaboot gi te it yor doom mu toog jàng ba fi nga xam ni fa la war a mën a buntu àddinaam war a ubbeeku mu am diplôme bi ko mën a ubbil buntu àddinaam ci yu bari. mu war koo def wàccee fa bakkanam. mën nañoo jàpp ne lu tiis la lu metti la. day wane ni waat rek nañu gën a delluwaat te góorgóorlaat xam ni àddina jeex na ba noppi. te it lu fi waay di xëccu rek
na xoolaat ni mu koy xëccoog na mu koy uteeg nam ba su ci jotee mu mën koo jëfandikoo ci teeyug bakkan. rawatina ndeysaan ñi nga xamante ni ñoom la doon bokkal di def jongante boobu sëñ Moussa ñoom tey lan la ñuy yëg ci seen i biir xol. non psychologiquement tey dina am ñoo xamante ni psychologiquement laa lay wax. affaire bi dina leen travailler. si d'abord surtout ay jeunes lañ ay ndaw ñoo xam ni. yàlla bu di ay jigéen dañ fa ne ndeya. ndax gis nga am na ci loo xam ne faaw ay psychologue assister leen. am ñoo xam ni faatu dañ koy dégg rek. mais tiim nit ku faatu wala nga gis nit ku faatu jaxaram mu leen yow kii faatu na. am na ñoo xam ne buñ ko nee jàkk gis ko. donte dee sax léegi ñu bari defatuñ ko dara. mais am ñoo xam ne buñ ko gisee faaw mu def benn choc ci ñoom. benn choc moral. surtout ay xale. fu ñuy nekk. te lu ñuy wax rek kon ñuy ñaan responsable yore wàllu éducation bi surtout au niveau régional ci domaine boobu. moom danañ ci jël ay matukaay ak mboolem ñi service ministère bi ak ñëpp ñoo xam ni. seen direction aju na ci wàllu boobu muy wàllu intérieur rek nga xam ne faaw yoon def ay enquête am ba xam lu ko war a faat ak yooyu ak wàllu sapeur yi nga xam ne ñoo ko war a jël si yóbbu ko ñëpp daal xam naa danañ ci gën a am xabaar yu gën a leer incha allah ndeysaan mu doon lu metti mu doon lu tiis ci ndaw lu toog doon def examen yaakaar ci suba un lendemain meilleur yàlla faat ko jël bakkanam ñu koy jaalee famille am yàlla na xëppee fële ci àjjana firdawsi ci beneen xibaar itam muy maître Moussa Diop mooy njiital Dakar Dem Dikk sama turandoo sa turandoo waaw moom mais dàq nañ ko de déet waay dàq nañ ko sama turandoo nañ ko dàq ca Sen TV la toogoon benn kii bu mu doon def émission bu ñu ko invité woon muy wane di fësal ñàkk gi mu ñàkk nangu 3e mandat président Macky Sall te moom mu nekk ci président waaw ah dàq nañ ko sama turandoo sa turandoo ci yàlla mais nag Ndeya seetlu nga Sen TV ñaara ñi ñu limogé ñëpp ñu wax ci lu concerné domaine u mandat président te ñu nekkoon ci gouvernement Sen TV lañ ko waxee de day na waax seetlu nga loolu mu ngoog mais nag bu ñu limogé maître Moussa Bokar Diop nañ Mbaye Ndiaye mi nga xam ne waxoon na ci xanaa yan sanction lañ war a teg ci kawam parce que moom bu taxawee ne président am na sañ-sañu am 3e mandat ndax loi lii loi lale ak ki nga xam ne mooy Bougazali ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ruuma daal ci suuf waaw mais gisoo ne affaire yi dafa am kumba am nday ak kumba amul nday da koy bëgg a nuru di doon na ko moom mais mi ngi koy bëgg a nuru mi ngi koy bëgg a nuru muy loo xamante ni Ndeya gis nga nit buñ la dénkee direction ñu dénk la dara xamal ni lañ la dénk moomeelu askan wi la ndax maître Moussa Bokar Diop quel que soit alpha moom xëy na ñi ngi koy tuumaal mais feeg yaa ngi nekk ci seen biir di nekkin bi di neex jàpp naa ni njuumte erreur boo mën a def xëy na dana leen nëppal wala ñu kiyal la mais kon bu ñu toogee ba limogeage am ñu dàq ko ñu bëgg a génne ay dossier ci moom xel day bëgg a teey donte dossier mën naa doon dëgg nag wala lañ koy tuumaal di ko tuumaal mën naa doon dëgg mais xel day commencé tey pourquoi pas durant mandat bi mu am ci bopp kër gi nga xam ne moom la jiite woon génne luñ ko benn erreur am te pourtant ñàkkul rapport yoo xam ne xëy na kii épinglé woon nañ ko mais bu ñu bàyyee ba président dàq ko parce que am na lu mu wax li mu wax mën na am ñeneen nee nañ li mu wax ci diggante cadre diplomate diggante entre Sénégal Mali moo tax xëy na te loolu dafa doon lu sensible nangam parce que lii wala lale ñii tamit nee nañ li mu laal 3e mandat mais lu mu ci mën di doon Moussa dëgguma la mu mel ni président ñi ku feggoo ci wetam bu dee da nga koy waxal yu baax mu téye la bu dee da ngay wax safaan ba mu xëy li ma jël non xam nga nguur day dofloo nit nguur day dofloo nit boo ci nekkee am sañ-sañ yore alal yore pouvoir ñu délégué la lépp loo bëgg tey ñu defal la ko tey te doo gis kenn ku naan déet boo amul sens amoo ndimbal amoo conseil yu baax dalay dofloo xaw ma ndax dégg nga ma wala déet nguur day dofloo nit waaye nag képp ku yàlla dimbali ba nga yore nguur wala nga yore poste boo mën a doon moytul ay faucon yi lay wër naan la yawa te duñ la wax dëgg mukk lu dul ñoom seen intérêt nday tey jii am na ñoo xam ne président jógee fi arrangé wu leen mukk arrangé wu leen mukk lépp lu ñu mën a def pour mag président toog dañ koy def am ñoo xam ne tey président nekk fi ak mu ñàkk fi nekk ñoom moom la ne parce que seen carrière ajuwul ci président loolu ku nite moo koy xam ak ku gëm boppam
d'abord nag njiit mënta ñàkk waaye nag njiit du éternel. àpp la dañ laa dénk te bés day ñëw nga jóge fa. nga delloo ña la joxoon. yellante kon delloo ba doon delloo bu rafet comme nan la joxee woon. parce que ñaata président ñoo fi jaar yàgg-yàgg di nga dégg ancien président. yàgg-yàgg di nga dégg ex directeur wala ex nangam ex ministre. kon nag xamal ni ñi nga yilif gënoo leen. ci juddu gënoo leen ci dara lu dul yàllaa tudd ngoo nga waroon takk ndombal tànk amee ko te ñoom li nga leen war a yilif tamit donte yilif nga leen dañoo am ay àq am ay yelleef. te askan wi ñoo lay teg ñoo lay fay. ndax suñuy dërëm suñuy ñaar dërëm suñuy impôt mooy gouvernement mooy état. kon nag loolu jot na ñi nga xam ne ñooy wër président ñu dimbali ko. dimbali ko te niñ koy dimbalee mooy bëri na ci loo xam ne buñ ko ciy poussé. wër président. bëri na loo xam ne buñ ko ciy poussé. parce que kenn ku ne dégg na Macky Sall moom moo fi waxaloon boppam. mandat bi ñu ma falee danaa ko respecté danaa nangam. danaa veiller constitution bi ba kenn du fi mën a def nangam. kon dañ koy ñaanaat encore une fois. son excellence. mu mel ni kon su ma la déggee wax jooju tey dafa dem tàbbi ci biir ak dex dara luñ ciy appliqué wala luñ ci. non damay bañ mu bokk ci ñin doon waxeet parce que moom biñ koy fal dañ ko fal ci 65%. ñun ndaw ñëpp ñu jóg taxaw. parce que boobu mere nañ président Ablaye Wade kenn ku ne 23 juin lu nañu wax ko fi doom jeeg poste vice président nangam lu ne ñu waxal ko président Ablaye Wade. réew mi moo jógaloon boppam. bu politiciens yi ñoo jógoon de réew mi moo jógaloon boppam ni lii du fi am. te effectivement ba ko population bi bëggee loolu amul. kon président Macky Sall bi mu taxawee tàllal loxo askan wi ñu teg réew mi ci ay loxoom. na xam ni massivement 65%. fi mu war a xoolaat mooy élection yi ñëwaat yëpp na xoolaat nombre bi ko voteel. ndax gis nga ndeyaa fi may daanelee mooy nit da ngay bàyyi xel loxo yi lay yëkkati di la tàccu. ak gémmiñ yi la yuuxu di la sar xolle di la woyal suñu demee ba naan la wuu ak loxo yi di for xeer di la xaañ xoolaatal sa bopp. mu mel ni tembe ci jamono jooju la ñu toll. déggoo ma de. loxo yi lay tàccu di la yuuxu di la saluer suñu demee ba foo génn ñu for xeer bëgg laa xaañ ak gémmiñ yi la daan sar xolle di la tàccul di la woyal soo demee ba fu ñu génn ñu bëgg laa yuuxu di la wuu maam jot na nga xoolaat sa bopp. ndax même personne yi la. même peuple bi la. même askan wi la ñoo la tàcc woon fal la suñu demee ban ni doy na xoolaatal lu ko waral. nga jéem a rectifier ndax yaakaar naa ni Sénégal moom mennum réew la kenn mënu koo xar ñaar te ñunu neen la. ñuy ñaan nag yàlla doot def fi jàmm tey rek ñuy ñaan président Macky Sall. yal na ko yàlla kàttanal dëgëral ko ba mu bañ a bokk ci président yi waxeet. maa ngi ko koy ñaanal man. maa ngi koy ñaanal yàlla kàttanal ko ba mu bañ a bokk ci président yi nga xam ne dañuy waxeet. en tout cas jeunes yi sonn nañ. coono bi foo ko takk weesu tax na coono bi foo ko takk weesu na ko ndax. am na ci entourage am ñoo xam ne dénk na leen ay ndombal tànk. mais dafa mel ni dañuy kokkale population bi. parce que amuñu yërmande ci askan bi da ngay gis ñuy dund benn arrogance. di dund benn genre noblesse bu ñuy wane boo xam ni ci population boo xam ni am na ñu ngi souffrir. loolu nag dañuy ñaanal rikkuwaay. ñooñu ñoo mën a dimbaliwaat président wala président na ci jël ay matukaay yu mat sëkk parce que buy delloo réew mi bilan bi nga xam ne moom la war a waxaat sénégalais yi. du ministre yi lañ koy laaj moom la ak sénégalais yi. moo taxawoon laaj mooy taxawaat ëllëg delloowaat sénégalais yi. néew ma mooy taxawaat laajaat de. mooy taxawaat delloo sénégalais yi ëllëg liñ ko dénkoon. wax la dégg la laaj mu ngoog waaw bu boobaa. la ko sénégalais yi dénkoon dañuy ñaan nag bu boobaa na ko ñëpp tàccu. mu génn avec une grande porte siggi. kon nag képp ku mu dénk direction wala mu dénk la poste damay ñaan man président. na ci jël ay matukaay yu mat sëkk yoo xam ni ëllëg moom na xam ne moom lañ koy comptabiliser. waaw ma koy ñaanal yàlla kàttanal ko ba mu bañ a bokk ci ñuy waxeet. ba lu mu wax rek yàlla kàttanal ko mu mën koo def. sëñ Moussa analyse bi vraiment pertinente na waxati nga sama niin macha allah gis nga kon son excellence ñun ñoo lay waxaat ñun ñoo lay ñaanal ndax tey bu ñu demee ba réew ki ko jiite ñun population bi bu ñu demee ba am lu ñu metti ba suñuy ronkañ dal suñu dënn mu war ñu koo saafaral tey jii bu amaana bu demeewul noonu kon yelloo nañu taxaw waxtaanaat ci suñu biir ñu tegaat yoon réew mi rek delluwaat ko ci raay incha allah rabi ñu delluwaat nag ci beneen actualité Sidi Diop borom Pikine
Sidi nee na moom mooy le meilleur chanteur de sa génération. man maay borom Pikine. aha moom mu bëgg moom Pikine. aha mais moom Pikine nag. déedéet. xale bi feesal Vogue ak yeneen kii. fu mu feesal. Sidi. xale bu dafa xew de. kuy Sidi. Sidi Diop xaw ma ko. xamoo ko. déedéet. borom yëngal. ku yëngal. yëngal Sidi da koy yëngal. kooku mu ngi wàcc TikTok bi ak yeneen yi. macha allah xamoo ko kon bu ne moom Pikine après tooñ na ma. waaw maa ngi Mansour ak Modou ñun waa département bi. Pikine 16 communes yi. waaw bu ko bëggee moom lu leeree tax mu. loolu dëgg la mais nag xale la boo xam ne loxoom seet na vraiment xale la boo xam ne. mi ngi def loo xamante ni vraiment lu yëngal la. comme ni mu ko waxee chanson bi mu mujjee génn tuddee ko yëngal. xale boobu nag loolu la wax mais damaa xamul fan lay jaar yeneen woykat yi. loolu indi na ay débat yoo xamante ne nii vraiment. doy na waar. entre moom ak yeneen ñi comme ñi muy diiranteel mbagg. ay ñoom Waly Seck ak yooyu. ay Ibro Naajo xale yaa ngi ñëw ñoo ngi ci yoon bi di ñëw. ñooñu toll nañ ci tontante ak yooyu. kon daya gis nga loolu day wane ni moom yoon bi mu aw. te opté ko. na jàpp ne kon mu ngi ci bonne voie. parce que gëm sa bopp ci li nga nekk. nit boo demee ba majeur ba opté benn mbir lu muy mën di doon na nga ci gëm sa bopp. ak mbon sax boo demee ba opté di ko def. def ko ak fulla. ku la fekk xam ne yow mii yaa opté lii. donte baaxul. waxuma laa nag nit ki li nga choisir def ko métier. choisir pour liggéey ci. da nga cee war a gëm sa bopp. demee ci fulla. osé ci nag. mu mel ni moom bi muy wax loolu kon ci niveau boobu la toll. non man ni ma ko mën a jàppee mooy moom dafa gëm boppam. imposer boppam. te nit ki nag boo koy weddi wala nga koy critiquer. da ngay fexe ba li mu teg. ba def li mu def yow bu ko weddee ay wax. bu ko interpeller ay wax. mais weddee ko jëf. indi lu yëngal jamono comme moom. indi benn slogan bu def buzz. su boobaa ñu mën a xam ne yow mii kat teggi nga waa ji teg fële. yaa xew. parce que kenn ku ne xam na ni domaine soo bis bi fu ñu ci tudd ndaanaan yi. di nga xam ne am na ci ñoo xam ne ay kàngaam lañ ci. mais tey am na koo xam ne yàlla jagleel na ko ci. mu xew ci jamono. c'est l'incontournable. ndax foo tuddee artistes yu mag yi Youssou Ndour Thione Seck Baaba Maal. mais léegi fi ñu toll nii à part ñooñu koo ciy teg. le Faramaren. jeex na. Waly Seck. parce que imposé na boppam ci domaine bi mu toll. kon nag jeune talent yi. noonu la domaine bu mu mën a doon. ndeya nit ki boo fekk osé woo ci yow jàpp ni yow. man dama war a bokk ci kàngam yi. gëmagoo sa bopp. man d'ailleurs moom laa tuddee le cerveau de la musique sénégalaise Waly Seck. moom mais Sidi moom il chante bien il chante très bien. macha allah. lenn rek laa leen di gën a ñaaxaat de. dañuy wax ba pare seeni texte doo xam lu ñu wax. te moom gone googu nga wax noonu xaw ma nga ne moom mooy le meilleur. kan la Sidi. déedéet Waly Seck. waaw. baayam moo fi waxoon woy bu diglewul yeetewul. xamlewul du woy ay naxaate la. woy bu diglewul xamlewul yeetewul. doonatul ay woy. ay naxaate la. baayam moo ko woyoon. te léegi nag gone yi tàmbalee ko ci moom. ba ci ñi jëm suuf. lu ñuy woy lépp mbëggeel. ak li ci des doo ci xam dara. kon nañu xoolaat. woy texte la boo xam ne message bu war a jàll la. mais pas musique bi wala nangam donte xëy na mënu caa ñàkk ca ña nga xam ne ña ngi koy déglu. mais nag nañu fexewaat ba woy dafa war di éduquer. parce que loisir la. for di éduquer di jàngale côté éducatif bi surtout. sensibilisation parce que tey bëri na ONG internationale yoo xam ni dina jël certains chanteurs nommé leen ay ambassadeurs nangam. lu tax mu leen koy nommé parce que ay messagers lañ. am na message yu ñu bëgg muy jaar ci ñoom à l'instar de la diva Coumba Gawlo Seck. mu ngoog. bëri na ci. ay ambassadeurs UNICEF ay nangam ay yeneen organisation non gouvernementale yu bari. dañuy jël ay artistes porté loo leen benn combat boo xam ni ñoom ñoo ci war a doon seen ambassadeur ci seen pays. wala ci Afrique. kon loolu il fallait que ñoom it ñoo xam ne ñoom ay leaders d'opinion lañ. xoolaat seen comportement seen entourage. seeni paroles seeni colin seen lépp xam ni ñoom. bëri na nit koo xam ne dina sopp woykat ba lu mu def rek da koy def. ni ngay waxee lay waxee boo xeesalee sax mu xeesal. te di góor. kon xoolaatal xam ni yow
am nga responsabilité bu mag ci population bi. bu influence booy def ci ndaw ñi. mu mel ni ñoom seen image dafay refléter li nga xamante ne nii surtout ci ndaw ñi. surtout ci ndaw ñi. et c'est important. waa gis ngeen ko mbokk internet yi MMD Média lii moo nekkoon tey seen émission Buzz People sëñ Moussa ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw xanaa sant la rek tey bëgg ci ni nga def ci àjjuma ji. di la jaajëfal di xam ne nii moom xoromu na bu baax a baax. sama cousine tey moo fi jaar Fatima Ngom. sama cousine moom moo ñawlee indi na ma Ndeya Sansel. waaw maa ngi koy saluer au passage. moo ngi depuis Fajar. mën naa ñëw yu rëy yi. waaw mën na ñëw yi. Fatima mën na ñëw yu rëy waaw mën na yi. mën na yu baax yi. Fatima maa ngi xaar sama bos nag. man gis nga incha allah macha allah ñu ngi leen di jox dig daje di jaajëfal mboolem mbokki internet yi nga xam ne dañuy topp MMD Média TV. ak mboolem équipe bi nga xam ne ñooy réaliser lii di Buzz People. di jaajëfal Mbaye Karim Seck bi nga xam ne moom mooy piloté Buzz People. di ko ñaanal tawfeex ak taysiir waaw. di diggaay rek semaine prochaine incha allah ci yeneen info ci yeneen tomb ci yeneen analyse jërëjëf. di leen ñaanal bon week-end et d'ici là portez-vous bien.